ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 ñuy am mbégte di dellusiwaat ak yéen seen émission l'invité de la rédaction ñu ci am mbégte bu yaatu di dalal Dame Mbodj moom syndicaliste la bokk tamit ci Yewwi Askan Wi ñu fas yéene waxtaanee actualité bi nga xamante ne moo soxal réew mi ak ñu nekkee bitim réew Dame ma bàyyi la nga nuyu ak ñu ñuy suivre. jërëjëf Moustapha maa ngi lay nuyu di la sant ci li nga ma dalalaat fii ci Sunugal 24. pour ñu waxtaan ak sénégalais yi ak sénégalaises yi ci réew mi ak li fi xew di nuyu également sama mbokk jàngalekat yëpp rawatina ñi nga xam maa leen jiite ci Cusems authentique ñu nar a waxtaanee xam naa ne ponk yu am solo. comme ni ma ko ñëpp xamee aussi may wax sama akulaay taala wax ni ma ko gëmee war du wax ji waaye nag bañ fee wax luñ may xeebe mais bañ a wëndeelu di wax ji ni mu amee. ak ban gis-gis laa ci am ak ban jeexital la nar a am ci sunu réew kon maa ngi lay sant di la gërëm di déglu rek li nga xam ne moom ngay dugal comme menu de notre discussion. 17 juin bi laa koy doore ñu manifestation interdite ñu jàpp ci ay député jàpp ci maire jàpp ci nit ñu bëri garde rapproché Ousmane Sonko yi arrestation yu bëri yooyu ak interdiction marche boobu naka nga gisee ban lecture nga si def laataa ñuy ñëw ci marche bi ñu sumb le 29. waaw marche boobu day wax dëgg yàlla. dina baax ñu fàttali fan lañ jóge ba yegsi woon ci le 17 juin boobu ñu tere. ndaxte danoo ñëw njëkk a déposé ni danoo bëgg marche mu tombeek conseil constitutionnel war a wax moom coow li am ci mbirum élection yi nan lay àttee biñ ko defee ñu ñëw déposé ci préfet Dakar daal ni foofa daa am foire bu fa am. ñun ñëpp gis ni bëgg nañ jàmm ñu ne comme foire nee na moo fa am nan bàyyi noonu waaye nag bañ demee ca terrain ba xool place de l'Obélisque place de la Nation léegi gis nañ ni foire ba amul donc kon ay tappale la woon pour neenal sunu manifestation ñu daal di dugalaat beneen boobu moo noon manifestation le 8 juin bi biñ ko dugalaatee moo xam ne lay amatul surtout que fesal nañ ci presse beeg fépp ni préfet Dakar ci tappale la ne li mu wax amul ab foire amu fa waaye da doon wute lay boobaat lañ ca bëggoon ñoom xam nañ ko mooy permettre conseil constitutionnel mu décider ba pare njombe parce que loolu ñu dajale le 8 jàpp naa ne ñoom bu ñu ko dajale woon avant conseil constitutionnel di décider conseil constitutionnel kon dina tiit xam ne coow laa ngi ñëw ba lii nar a am le 17 kon du woon am ñoom nag comme ci jaay doon lañ nekk loolu lañ doon bañ pour conseil constitutionnel gis ni pression bi ñu ko naroon a teg foofa dina àtte ci dëgg ñu fexe ba jëlloo ko décision bi ba pare léegi nag le 17 ñu déposé ñoo xam ni bii yoon comme ñun dañoo taxaw ne buñ ñu bu joxe autorisation ñu dem buñ ñu ko joxul ñu dem parce que loolu ay rafetal la rek mais autorisation amu ci parce que constitution moom moo may nit ki mu marche sans mu demander autorisation déclaration rek lay def loolu loi bi la te constitution moom moo jiitu moo nekk ci kaw loi yi réew mi yépp boo ci mën a jël conseil constitutionnel ak yow luñ fi mën a wax moom sax day saytu loi constitutionnelle bi ci mbirum élection mais lépp lu fi nekk ay xeetu loi ci réew mi constitution moo ko ëpp doole waaw léegi nag constitution boobu moo ne may ne bu ngeen bëggee marche yëgle leen ko bu ngeen ko yëglee lu mu gàtt-gàtt na man ñetti fan bu ngeen ko yëgalee autorité mu jël ay matuwaayam pour ñëw encadrer ko te comme ñun le 8 juin dañoo dem def manifestation boo xam ne benn coow amu ca bañ paree d'abord damay wax ne lan fa dajale ci mbooloo mësuñu koo dajale ci benn manifestation bu fa am man nag. en tout cas waaye la ngeen doon sóor pour am ko amoo leen ko woon mën nañ jàpp ne amoo leen ko woon parce que 200 000 personnes yi ngeen doon wax. non xam nga 200 000 personnes yi loolu Sonko moo ko annoncé woon. te ba mu koy annoncé ak ñun li ñu def sax bokkul parce que Sonko ba mu koy annoncé ci contexte la ko annoncé woon mais ñun dañ doon natt ñun sénégalais yi ban yëg-yëg lañ am ci li ñuy xeex. loolu moo tax jour boobu presque ay. ñeneen ñoo doon mobiliser di wut seen i car di andi yenn régions yi et cetera mais les états majors mobiliser wuñ Yewwi Askan Wi génnewul benn moyen teg ko ci table ji sénégalais yi ñoo doon ñëwal seen bopp ak di cotiser seen biir man xam naa région yoo xam ñoo cotiser ñëw loolu benn coalition mënu ko fee def amul benn coalition boo xam mën naa taxaw andi ay nit ñu toll noonu te génnewul xaalis loolu Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi nag sénégalais yi ñoo ko boot yéen loolu la wuteeg yeneen coalition yi loolu bi mu amee ñu gis ni kon le 17 def nañ mobilisation bu rëy boo xam ne wax dëgg yàlla bu mucc ayib la te amul benn xeex bu fa am amul benn xuloo bu fa am ku ci nekk da ngaa ñëw taxaw wax li ngay wax ni d'accord nga ca la mu wax wala d'accord ca loolu beneen débat la mais benn fitna amu fa ñu pare même
mbuus si ndox yeen doon naan ak yooyu yëpp dañ koo mujj dajale ñook vraiment lépp lu fa nit ñi andi woon def ko ci ay saako yóbbu ko ci poubelle yi vraiment mu setaat wecc ba bi ñu xëyee ku fa romb da ngay def ne manifestation mos fa am te manifestation bu rëyee noonu mosu faa am depuis en tout cas 2007 ak léegi parce que man 2007 ak léegi damay wax ni manifestation yi ëpp yu fa am dem na te yi nga xam ne déw maat suivre naa ko ci média yi nga xam daf may fekk maam gànt waaw léegi kon loolu su amee ñu xëy ñoom la 17 ni léegi kon du fi amee ba noppi nag def ci lu mu sam Sénégal aussi wala bu amoon nit ma nga amoon ca jamonoy Senghor mooy moo tax ñi di wax ni Sénégal dafa dellu ginnaaw lu mat fanweeri at ci mbirum démocratie parce que li nu gis Macky Sall ak nguuram def ko le 17 même Senghor defu ko fi ñi gis naa ñuy comparer Senghor non Senghor deful maanaam ni ñu defoon Ousmane Sonko maanaam dañoo xëy d'abord demande déclaration bi la déclaration de manifestation yum Déthié ak Khalifa Sall ñoo ca nekk ñoo ko signé kon Barthélemy signé wul parce que Barthélemy du chef de parti Barthélemy bokkul sax conférence des leaders man conférence des leaders laa bokk au nom de notre coalition citoyenne le peuple laa fa bokke mais Barthélemy Diaz nekkul conférence des leaders parce que du leader de Yewwi Askan Wi c'est Khalifa Sall qui est là-bas léegi moom Barthélemy Diaz benn du leader de Yewwi Askan Wi bokkul conférence des leaders naam c'est le maire de Dakar dinaa ci ñëwaat moom Ousmane Sonko c'est vrai que c'est un leader de parti bokk na Yewwi Askan Wi au nom de son parti mais Ousmane Sonko signéwul la déclaration de manifestation léegi ñoom ñaari leader yooyu ñu dem barricade seen quartier mbedd mu jëm seen kër ñu teg fa seeni barrière ak seeni fourgonnette de gendarme jëm jëli waa BIP teg ci ak waa GIGN vraiment jël ñi nga xam ñoom lañ yaakaar ñoo gën a xarañ ci police bi ak gendarmerie bi ñëw teg leen fa ñu encagoulé wu di jaay doole. ni leen du ngeen génn ci lu kenn mës a gis c'est-à-dire ñu mettre leen en résidence surveillée loo xam ni ci réew yi nekk ci guerre sax loolu duñ ko def réew yu ci bari duñ ko def ay leader Sénégal amul benn problème ba fi am ab manifestation donc lañ demandé boo xam ne fukki fan ya ko jiitu defoon nañ ko te benn coow amul président Macky Sall yónnee police ak gendarmerie ñu dem buntu kër Ousmane Sonko. ak buntu kër Barthélemy Diaz ba fa lañ jàppe sax buntu kër Barthélemy Diaz Mame Diarra Fam mi ñëwoon di seeti Barthélemy Diaz ndax yëg ni ña nga dem tëj ko ca këram ba mënta génn mu dem xëy na di ko marsawu mu ñëw en tant que député ñu dem jàpp ko ñu daal di tamit dem jàpp Déthié Fall ca buntu siège am nga xam ne moom demul sax ca manifestation ba parce que heure boobu du heure manifestation ba dafa mais deuxièmement mais foofa siège am ak manifestation fa am war a amee lu mu gàtt mat na 5 kilomètres ñu def la même chose pour Ahmed Aïdara mu génn këram ñun ñi sax ni bureau la doon jubali xëy na bu paree la doon dem ca manifestation mais bureau la doon jubali ànd ak ay garde corps am ak nitam ñu dem ne ko coppet dugal ci seen auto policier wala auto gendarme daan ne ko léegi yow dañ lay yóbbu parce que yow da ngaa participer ci une manifestation non autorisée alors que moom fan ko jàppee ak fa manifestation ba war a amee lu mu gàtt ëpp na 15 kilomètres waaw léegi. ñu ne Ousmane Sonko ak Barth yéen tamit du ngeen génn seen kër ba Barthélemy Dias sax taxaw ca kaw balcon ni leen jël leen risque ngeen dugg sama kër ngeen gis parce que Barth ko xam-xam ne da ñeexu ñebbe te ragalu leen xam nañ ko. la même chose également Ousmane Sonko génn ci suba gi ñëw ni leen mais man dama bëgg a xam mooy bi mu solee Lacoste bi ñëw taxaw ni leen mais man comprendre ma ce que vous faites là c'est quoi boobu suba gi la suba teel. ñu ñëw parce que dañ koo teel a dañ ca fajar ga lañ fa dem teg seen dispositif mun leen man comprendre ma la ngeen def nii. ba benn moment sax am na ñu may dégg ñuy ruube bi doomam waree jàngi dañuy mais sama doom xanaa am na droit jàngi moom. mais am na ñu bëri ñu ko kii si image yooyu ñu ne woote marché par doomam di jàngi noonu. est-ce que doon erreur aussi xam nga ni doom xale la xam nga ñuy ruube xam nga dëkk bi bu ñu ruube man su may marché yóbbu ma sama doom ju am 5 ans wala 10 ans parce que kooku bokkul ci marché bi kooku doomam dugg ci otoom ñu ko yóbbu yow ma boo amee sa doom juy jàngi mais luy yoonam ci marché. doom ji nga am si moom dafa war a jàngi lan mooy yoonam ci marche kooku xale la buy jàngi ñu ne léegi doomam bi jàng xale yaayam di ko yóbbu ñu ne non comme daa woote marche xoolal tappale yooyu quoi ooy le rapport yow sa doom joo am daa nekk xale di jàngi yaayam war koo yóbbu mu ñëw ne waa mais bàyyi leen yaayam yóbbu doomam mu dem jàngi ñu ne non comme moom daa marche dégg naa sax ay tappalekat waa Benno Bokk Yaakaar naan non comme fañ doon defee marché bi sax école yooyu fonctionné wun jour boobu moom it waroon naa muñ doomam bañ a jàngi non xoolal waxu tàppale yooyu non il faut qu'on respecte les gens moom Ousmane Sonko bàyyi doomam jàngi mais dafa war a jàngi
loolu moo tax mu dem jàngi mais bu fekkoon ne dafa nekk âge moom dafa war a taxaw di xeex te dinaa ñëwaat mooy li ñenn ñi naan non xale yi bu ñu génn parce que bu ñu génnee ñu leen di génnewuñ seen i doom c'est pas vrai xale yi génnaluñ pour benn leader man Dame Mbodj xale bu génnewuma la Ousmane Sonko xale bu génnewu la bu ma koy wax waxin la c'est-à-dire ña fay ñëwuñu fa pour intérêt Ousmane Sonko seen intérêt leen fa andi xam nga lan la. mooy danoo mais leader tamit dinañ woote ne génn leen. mais dañ leen di woo parce que leader lépp loo gis day am ko jiite man mii bu ma taxaw sama syndicat jàngalekat yi di leen won li leen di xañ ci seen ak seen yelleef bu ñu taxawee di xeexaluñ ma. seen bopp la ñuy xeexal parce que li may xeexal la koy woon xoolal bi bu ñu xeexee ba am benn ak ñoom lay dugg ci seen i poos mais du dugg sama poos man kon bu ma leen woowee tamit du tee dama leen di woo ñoom ci seen intérêt kon fii tamit leader yi dañuy woo xale yi woo mag ñi ci seen i intérêt lan mooy seen i intérêt mooy dafa am nguur gu fi nekk goo xam depuis 1960 France moo leen di jàppale ñuy noot seen askan am na réew yoo xam sax France moo leen di jàppale pour ñuy noot ña leen fa mën a jëlee ñoo xam ne bu ñu ñëwee duñ fi nekkal France. Ousmane Sonko ne bii di ñëw. dañ koy faagaagale non dama bëgg ñu avancer quoi. mais dina avancer mais loolu c'est important. donc dama bëgg a wax ñiy wax ne na xale yi toog bu ñu génn xale yi li ñuy xeex ñoom ñoo ci ëppale Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko lu mu gàtt am na 40 nangam at. kon xale yi am 25 ans 26 ans bu ñuy xeex seen avenir la ñuy xeex parce que ñoom ñooy jàngi école yi du fonctionner parce que état bi fu laalul njàng mi ñoom la seen i waajur di feebar mënuñoo faju ñoom ñooy am ay diplôme université bu ñu paree duñ mën a liggéey parce que le chômage est très élevé parce que nguuru Macky Sall c'est un système corrompu dañ jël sàcc alalu askan wi tabaxe ko ay immeuble sàcc alalu askan wi randal ko ci ay compte yoo xam ni ña nga nekk ca bitim réew ba xale yooyu réew mi liñ fi war a am ci ak yeleef ñoom ak seen i waajur ak seen i jegeñaale ak seen i mbokk duñ ko def duñ ko am ñu nekk di ndóol ci seenum réew looloo tax xale yooyu génn kon débat bi c'est un débat boo xam ni dañuy woo sénégalais yi ñu aar seen bopp aar seen réew. kon aaruñu Ousmane Sonko donc ñiy wax loolu waxu ruube lañ te ci camp pouvoir bi lañ bokk ñi ngi bokk ci système bi. léegi coow li nag li ko andi. coow li ko gën a andi Moustapha mooy Sénégal pour la première fois ñu am koo xam ni dafa teg tànkam dëkk ki fi ne pour nangu nguur gi ci moom te bokkul ci système bi c'est la première fois mu am. xam nga loolu ñu bëri ñu xamul ni. ñàkk a dal bi am ci réew mi. mais waxi système boobu daam boo ko waxee am na ñoo xam ne tuddatuñ ko parce que nañ jàpp ne bu tuddee système nga gëstu gis Habib Sy si wetam gis Khalifa Sall si wetam aussi tamit est-ce que système c'est toujours d'actualité. voilà foofu nag ñi koy wax dañuy daanu xam nga ñuy daanu gis nga man tey ji mbër yi sax dama lay wax bu ñu dee bëri ak am ci biir làmb ji da ngay gis ñu dem infiltrer koo xam ne dañuy dem jël ko pour mu ñëw bokk ak ñoom pour ñu xeex ki nga xam si moom la àndaloon gis nga actuellement. nga jël des éléments du système pour combattre le système stratégie mënu ko gën a efficace. c'est-à-dire da nga jàpp ne c'est une stratégie. waaw c'est une stratégie efficace. nga am des éléments du système. yu lay wax système ba nu muy doxee. parce que système bi nga fi bëgg a jëlee pour teg ko ci yoon. nga jël des éléments du système pour ñu woon la yoon wi ngay jaar pour jëlee fi système bi. mais loolu ñiy wax loolu waxu cuune la ñuy wax. mais pourquoi pas ne pas mettre à côté les éléments du système. nga demal sa bopp non mais leen à côté parce que jotagoo nguur gi. du contradiction. non y a aucune contradiction c'est-à-dire ñun dañoo am système bu fi nekk France coaché leen depuis 1960 ca Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ci Macky Sall parce que moom it ci lañ ko nàmpatale ci système bi guléet ñu nar a am koo xam ne nag dafa bëgg a génn ci système bi c'est-à-dire aujourd'hui xeex la entre le système et un élément hors du système parce que dégg naa ay dof yi naan Sonko ci système bi la jànge mais c'est normal jànge daa bokk tax nga bokk système man maa ngi ni système bi laa jànge mooy ci école yi système bi géré laa jànge moo tax sax école bi bon yow mii ci nga jàng extra mais ça ne veut pas dire que tu es du système xam la mooy nekk système mooy bokk ci ñi nga xam dañ leen a noot ci seen xel gëmloo leen ni boo fi nekkee nekkal fi France del sàcc alal ji mais France na lay jàppale tamit nga koy jàppale moom muy si signé ay contrat bu ko defee moom di yóbbu réewam sa waa réew di gën a ndóol ku war a jalise sax du am fu mu jalise ku war a feebar ku feebar war a faju du mën a faju léegi nag système boobu ñi ci bokk ñooñu ñooy les éléments du système mais Ousmane Sonko bokkul ci ñooñu léegi nag Ousmane loolu la fi bëgg a jëlee système boobu la ne man suñ ma joxee réew mi ma jëlee ko fi pas contre la France il a un discours souverainiste un discours souverainiste mooy sama bopp ma la gënal dug bañ naa la maanaam damay ñëw pour teg système boo xam ni damay xeex système bii fi ne mu tuddee ko anti système ça ne veut pas dire que damay wax France dégage même fekkente ne am na ñu koy jéem a collé waxul loolu dani la préférence nationale accord gagnant-gagnant win-win bu ñu amee suñuy pétrole mënuñu koo exploiter suñu bopp nga ne yow mën nga koo exploiter wala suñu gaz wala suñu zircon ñu ne la ñun boo ko exploiter andi say jumtuwaay andi sa lépp da ngay jël fukk ñu jël fukk
da ngay jël juróom fukk ñu jël juróom fukk bu dee téeméer la. bu ko defee léegi nag la ca des mooy yow nga defal ñu transfert de technologie bu ko defee fa contrat ba yem bu fa yemee ñun ñu demal suñu bopp. léegi nag lii système boobu. mu fi bëgg a jëlee. d'accord moo tax tey jii. ñu jëfru ñoom ñëpp encore une fois. li soppeeku mooy de tout temps da daan am compétition au sein d'un même camp mooy Abdou Diouf di xëccoog Wade wala avant ñoom Senghor di xëccoog Wade. ñuy dem ba mu jàgg Macky Sall di xëccoog Wade maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk camp. maanaam France mos ta tiit ci ñoom xamul tax. ku ci mën a jàll yoonam nekku ci. même Benno Siggil Sénégal à l'époque su Tanor jàlloon. wala Moustapha Ousmane Tanor Dieng wala Moustapha Niasse jàlloon France yoonam nekku ci ba tey ba léegi c'est le même système. 2019 sa Idriss Seck jàlloon c'est le même système. mais pour la première fois France tiit xamul tax France tiit. parce que guléet ñu am ab leader boo xam ne sénégalais yëpp. ñu ëpp ci ñoom en tout cas te duñ ay nit ñoo xam ne seen poste moo leen tax a jóg ak seen intérêt bopp ñu taxaw ni leader bii discours am bii muy wax suñ ko joxee réew mi danañ gis coppite ci leader boobu ngay wax daam le 29 noonu leader boobu ngay wax le 29 moo ne Macky Sall daf koy jàpp rek waa mu faagaagal ko waaye na marche ñu bëri tiitee si ne bu moytuwul danañ ko ci jàppee le 29 te buñ ko jàppee dana am lu mu wàññi ci xeex bi. waaw parce que gis nañ bee passé danaa ñëw ci loolu mais bala ma ñëw ci loolu le 17 bi dama doon daaneel. ci ne Ousmane Sonko ca tisbaar ja ba mu jotee daa dem sol mbubbam daane day dem julli ci àjjuma force de défense et de sécurité yi taxaw ne ko doo dem man d'abord foofa laa waxe ni bi Ousmane waxee ñoom leen lu tax du ma julli ji ñu ko noo mënoo julli ji te teguñu ko fenn parce que encore une fois moom déposé wul marche te mi ngi këram loolu xeetu dictature bu kenn dul werante la maanaam dem fekk waruñu ko voilà dem ci kër nit ni ko doo génn te moom xamoo fu mu te mu am droit am génn te deful dara luy tee mu génn amul dara loo am ci moom information kooku c'est extrêmement grave képp kuy un sénégalais sérieux da nga ko war a dénoncer léegi nag moom mu ne day génn ñu tere ko mu génn pourtant dafa wàññeeku ànd ak ay nitam dem man jàpp naa ne ku daan wax nitu fitna la loolu firnde la ni du nitu fitna parce que Moustapha dama lay wax fii gis nga man Ousmane Sonko ni mu poñee sénégalais yi ñoom ñëpp topp ci ginnaaw gëm moom lañ bëgg a jox réew mi ak doole jëm yore man keroog secontanément taxaw fi mu taxaw ma sol sama mbubb ni damay julli ji ñu ne ma doo julli ji duma xaar le 29 foofa la coow la doon commencé man foofa parce que man jàpp naa ne foofa su xeex bi démarré woon foofu ba ñu jéem a jàpp Ousmane ci damay dem julli ji contexte bu gën boobu doon na gën a contexte bu gën boobu dootu ko kon dafa raté occasion man gëm naa man ne Ousmane Sonko nitu jàmm la parce que bu doon nitu fitna parce que man Dame Mbodj su doon man la damay taxaw fipp taxaw ni samay nit damay dem julli ci coow la départ ñu xeex ak man jéem ma téye foofu dugal seen oto ñu jàpp nañ ko ñu taxaw na jàmmarloo ak résistance bi nag gën a tar ci kanam Macky Sall dëkk bi yëpp Sénégal yëpp région yëpp jóg taxaw man jàpp naa ne boobu moom moo doon jour bi gënoon sax pour taxaw jàmmarloo Macky Sall mais Ousmane Sonko nitu jàmm la ñu ngi koy jéem a sol bopp sénégalais yi nag naan Ousmane est violent ko violent na def loolu yow koo xam ne yaa ngi am droit dem julli ji ñun la doo julli ji nga reetaan ne garaaw daa dellu sa kër toog wax dëgg yàlla képp ku doon naa fekk war nga nangu ne bu doon nitu fitna jour boobu kon mën na yee fitna Sénégal mais dafa muñ ñu koy jaay doole mu muñ ko nit nag di nga loo muñ da ngay dem ba sës jàpp naa ne Ousmane dafa bëgg a won sénégalais yi ne man bëggoon naa marche avant le 8 ñu tere ma ko ma muñ ma déposé waat le 8 ñu marche benn coow amul ma déposé waat le 17 ñu ñëw fekk ma sama kër ba génnuma muñ naa ba fii waaye nag dama sës looloo tax discours am loolu nga ciy jàngate lim ni dan may jàpp wala ñu rey ma mooy kenn mënumaa tee génn le 29 loolu li nga ciy jàngate ci discours bi mooy jaay doole bi dafa ëpp xale sax soo koy dóor muy daw nga koy dóor muy daw ba mu sës ca mur ba day taxaw xeex ak yow kon Ousmane dafa sës lim def noonu loolu la xel mën a nangu parce que dañ koo dem dàq ko jusqu'à son dañ ko dem di ko pousser jusqu'à son dernier retranchement léegi nag moom comme demee na noonu ñiy wax dëgg ku bëgg jàmm ci réew mi da nga naan Macky Sall na bàyyi jaay dooleem bi mais Ousmane Sonko loolu mu wax loolu rek la mun wax parce que mënta toog nag. xalaatoo ñu jàpp ko dama ne la Macky Sall bu jàppee Ousmane Sonko fa la nguuram di jeexee. déet waay non. bu nee ciix Ousmane Sonko dëkk bi dootu ko jiite. li ma lay wax ne jàppal digg na ñi koy jañse ni ko continuer ñoqali parce que mi ngi ñoqali rek lu mu def ñu ni garaaw na ñu ni mais Macky Sall li mu def garaaw na de mu gën a ñoqali parce que daa am ñu ko wër naa ko ñoqalil mais gis nga bis bu dëkk bi tàkkee ñooy njëkk a daw yàggul barki Dembo Njaay la bi dëkk bi tàkkee ñoom ñëpp dañoo jël seen njaboot ñii daw ci hôtel ñii dem fu ne dama la marche le 8 boobu rek ñu autorisé
ñun xam nañ ay kilifa yoo xam ni seen njaboot dañ jël dem sali tëdd fa ndax ragal. ñemewuñu woon. dañoo ragaloon dañoo defoon nañu taal seen kër yi wala dañ leen di créer loolu lañ tiitoon ñoo ko wax. yaa may dégg parce que ñoom boo leen dégloo ñu wax ñoom waa Benno Bokk Yaakaar rek da ngay xam dañoo tiit ñooy wax yooyu yëpp de ba léegi kenn defu leen dara de mais ñoom ñoo tiit waaw ñooñu nag ñoo koy jañse naan ko yow demal defi 3e mandat demal def lu la neex tëjal kee tijjil kee gis nga ñooñu koy jañse naan ko mars la fi xewoon du fi xewaat parce que yokk na li mu policier ak gendarme yokk na ay oto gendarme ak oto policier ak ay jumtukaayam yokk na gis nga loolu ñi koy jañse yépp dama ne la bis bu dëkk bi tàkkee ñoom ñooy njëkk a daw ñooñu ñëpp ay bokkat lañ kon loolu ñu koy jañse moom Macky Sall képp ku ko bëgg nguuram gi yegg ba 2024 na ne ko na bàyyi jaay dooleem bi gis nga jaay dooleem bi su ko arrêté wul ba jéem fi def erreur boo xam ne day jàpp Ousmane Sonko surtout xam nañ ne léegi jéem nañ lu ne parce que Ousmane Sonko dañ ko dàq ci liggéeyam jaay ko doole sénégalais yi boot ko def ko député def ko maire de Ziguinchor dooleel parti boo xam ne matuñu woon 35 000 militants yoo xam si voté loon nañ ko ci élection 2016 yi ou 2017 élection législative tey parti boobu mooy taxaw di def 700 000 voix parce que loolu nit ñuy fàtte c'est-à-dire que kooku nar a dem ci ay projection yoo xam ni muy yokki ñëpp da leen a yëm aujourd'hui man gëm naa ne bu ñu demee benn élection mu def plus d'1 million de voix ñu dem 2024 moo ray leen nar leen a gagné dès le premier tour wax léegi nag kooku dañ ko ragal parce que léegi ñuy fàtte même élection locale yi passé mais dëkk yu bari nekk ñu fa am candidat ñoom waa Yewwi dañ leen a invalidé alors que élection bi invalidé wuñu leen élection bi benn jafe-jafe rek am mooy liste titulaire ak liste suppléant yi ñu bëgg a dindi liste titulaire bi ne suppléant bay dem ci tappale loolu rek ay jafe-jafe bi mais bu ñu demee élection dañoo tiit nañ xam ne fi ñu toll nii peuple bi ci ginnaaw Yewwi Askan la nekk et surtout ci ginnaaw Ousmane Sonko le leader charismatique de Yewwi Askan. ñu ñëw ci daam ci concert casserole bi ñu fi organisé woon. ministre Omar Gueye ne ay xale ñu doon foo kese la mais tamit jot nañ message bi naka gisee réaction bi ñu def noonu. xam nga ministre Omar Gueye moom défaite bi mu am Sangalkam la mënagul a digérer ba léegi démb sax fan yii sax jéem na fi jàppalu maire ba. dem nañ fa jéem a jàppalu maire ba bàyyiwaat nañ waaw jéem nañ ko maanaam dañoo jéem population bi taxaw ni leen du fi jàlle bu leen sonn fii délégation spéciale du fi amee Omar Gueye dañ ko faa làpp yu méttee ci fiefam loolu nag mënu koo muñ fi mu toll nii boo ko xoolee sax moom ndeysaan jëmm ji moom Omar da nga koy commencé yërëm parce que nag politicien perte élection rek la ragal parce que boo portee élection boo nekkee ci biir sama morom politiciens yi dootoo fa tekki dara léegi Omar Gueye moom tekkeetul dara fi mu toll nii looloo tax waxi dofam yooyu mu koy wax naan concert bi dama la ñun ay information yi leer lañ am jusqu'au cœur du palais ça les a dérangés li ma lay wax ni Moustapha poti dama ne la même le palais de la République a été secoué dañoo toog ca seen biiru palais dégg dëkk bi di riir plateau di riir bâtiment yi plateau yi ñëpp taxaw ci seen i balcon di tëgg mais ñu ni ah bon kon nit ñi nii lan ñu bañe waa Caaroy di riiral waa Pikine di riiral waa Parcelles di riiral fépp di riiral dégg naa sa benn journal tappalekat naan Parcelles riirul ma ne ko tappale fépp riir amul Sénégal Parcelles riir na fépp riir ñun amoon nañ fa kii dama ne la fépp riir Sénégal jusqu'au plus petit village man mii rek nga xam ne ngumba ngeewul la ma fekk damaa amoon dëj damaa mujj ne waa kër gi waaw mais waa koñ bi ñoom it nañ xam ne nag daa am ñaari dëj yu am ci koñ bi mais ñoom seen riiral mii man pour man kenn du yëngatu ndaxte dañ naan daa am ñu fa dee mais dañoo nag 20 heures daa jot rek ma ni lii mooy la ñun ñaari dëj lañ am ci koñ bi dëkk bi am ñaari dëj nguma ngeewul kenn ki di sama mbokk sama nijaay ma demoon ca dëj ba man moo tax mënumaa tëgg sax tëgguma ba léegi ñu nekk ci dëj waaye dëkk bi di riir mais ma ni bon ñu ne ma bi ma xëyee ay village yoo xam si géewul la ñuy nduggee ne man ñu ne suñu village riir na village waa yëpp a génn xam nga lu muy firndeel Moustapha mooy sénégalais yi doyal nañ ci Macky Sall nguurug Macky Sall jeex na xam nga lu des jaay doole te bu jaayee doole dina taal dëkk bi Macky Sall jeexal na nguur boo demee bañ fale la 65% sénégalais yi topp ci sa ginnaaw ñu dem mu jàng ngay faloo ay 50 et quelques %. nga dem ba élection locale yi li ñu calculer ci nombre de voix nga nekk ci 41%. tey sondage yi di wax ne Macky Sall mënta am sax 30% ci élection présidentielle même moom su demoon tey jii bu élection yi jaaree yoon. mais loolu nga expliqué naka lañ ci mën a sukkandikoo gis ne moom mi ngi bëgg am troisième mandat. kon loolu dafay wan ne am na ay sondage tamit yu ko may ne taxaw na déedéet day jaay doole xam nga parce que yow néew doole bi ngay gis ni moom su ko gisoon tey jii day jaay doole day jaay doole xam nga Macky Sall day jaay doole dama ne la bu fekkente ne yow da nga ne yaa ëpp doole kay li gën a gaaw Moustapha man tey jii bu ñu dee voté fii ci Sunugal 24 man ak yow
mu wóor ma ne maa la fi ëpp lay nit bu dee par exemple 30 personnes a fi nekk di voté tey wóor na ma ne maa la ëpp lay nit xam nga nu may def dama naan la léegi ku bëgg na organiser élection yi parce que man leer na ma ne maay gagné waaye maa fi ëpp doole waaye élection yi maa koy organiser ki koy organiser maa koy contrôler maa koy wax li muy def maanaam arbitre bi tamit muy ay juges yeeg ay conseil constitutionnel yëpp ñoom it man maay leen di tànn maa leen di wax fu ñuy jaar ba noppi ñiy dem ca élection yi tamit maa leen di tànn maanaam moo lay wan ne kon kay yow ci système bi nga bëgg a jaare pour gagner mais su élection yi jaaree yoon dama la Macky Sall bu élection yi buñ ko mënoon a foqati mu leer nañ te loolu laa gën moo war a nekk xeex bi 2024 élection yi am enjeu la Macky Sall warut a organiser élection yi moom ak le ministre de l'intérieur ak ay DG tappalem bi ñu fexe leen ba troisième candidature am du jàll ba nga xam ni moom du ko organiser élection yi non première loolu kay moom wax ju fanaan biti la moom Macky Sall nee na troisième avant mu yekk mandat fekk nañ ko fa mu ko waxee xeex bi jolli parce que moom moo la gën a xam ne duñ ko may dara mënta nekk candidat la constitution est claire dans son article 27 nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs loolu élève u C1 waxuma la CM2 élève u C1 boo ko bindalee phrase bi ne ko lii wax ma la muy tekk mu waxal la ko mu leer nañ benn mot rek nga ko fay expliquer lu mu signifié muy consécutif mooy lu tegaloo. coowal mars kon nag ñun xam nga liy dëgg bu kii bi la ñuy dellu daam bu le 17 bi bu le 17 bi même rek ma duggaat foofu marche bu le 17 bi ñu judd mbirum force spéciale juddoo fa ñoo xamante ne dañoo jàpp ne dañoo bëggoon attaquer kër leaderu Benno yi tas Auchan yi gis nañ sax ñuy wax mbirum centre poste bi Sénélec bi nekk fële affaire bu doy waar ray Adji Sarr mais affaire bu extraordinaire bu ñu fi expliqué ba ñu ne sax ku ñuy wax Akhenaton lëkkaloo nañ ak Interpol ngir teg ko loxo ñu gis ne daal am nañ sax ñu si jàpp boo moytul dina fan yi jëm ci kanam am nañu si naar amee ay jafe-jafe loolu noo ko nar a gisee nag jógee ci marche am ñu jàpp. loolu xam nga pour nga comprendre ko da ngay déparé ci déclaration procureur tappale xam nga procureur bi dafay génn. bala may ñëw ci loolu après cette marche du 17 cette manifestation du 17 mu daan ni am na ab terroriste bu tudd Ousmane Kabiline Diatta ay mbokkam génn ni tuddul Ousmane Kabiline Diatta Ousmane Diatta la tudd moom moo ci yokk Kabiline bi parce que ci état civil am Ousmane Diatta moo ci nekk ay mbokkam duñ ko woowee Ousmane Kabiline Diatta Kabiline ab dëkk bu mu dëkk la léegi mi ngi mel na nga ni comme Dame Mbodj Kiir Joom la dëkk nga ne Dame Kiir Joom Mbodj non il faut ñu respecter nit ñi loolu lépp procureur def ko ci manipulation soo xasee xam ne manipulation am na d'abord ci présentation nit ki kon mën ngaa njort kon ni am na lu ñu bëgg ñii booy wëri tàppalekat demal wëri leen procureur de la république c'est un politicien nekk lu fi askan wi bu ñu nee procureur de la république nañ ko tuddee procureur Macky Sall ñun dañoo defoon ne bu ñëwee danoo fàtteloo Bassirou Guèye mais loolu ngeen wax ci Bassirou tamit kon moom laa lay wax loolu lañ bëggoon dama ni bu dañoo yaakaaroon ni bu ñëwee dana yomba lijjanti réew mi bis buñ ko ne coppet ci ki ko yore ci caaxaan ak nekkal fi France jox ko Ousmane Sonko mu def réforme yi mu bëgg a def maanaam def l'indépendance de la justice procureur dootu fi nekkal président de la république du ko fi nekkal moom Ousmane bu nekkee président de la république bu boobaa dootu ñu am procureur bu mel ni sunu procureur yi ñu xam parce que moom procureur dañ doon xaar mu remplacer ñu ci ni muy taxawee le procureur Bassirou Guèye malheureusement vraiment dañ ko doon séenu ci avion mu wàcc ci sareetu mbaam ñëpp am gàcce ci déclaration bi avec beaucoup de tergiversation nga déglu ko muy buter sur beaucoup de choses élémentaires nga xool ko nekkul sax à l'aise ci li muy wax nga gis ni buy wax moom ci moom sax il ne pouvait pas regarder correctement les gens parce que nit booy wax expression corporelle moo ëpp sax li ngay génne yow nit ki booy wax dara yow mi koy wax yaa ko war a njëkk a gëm moom procureur li muy wax moom sax gëmu ko woon naan dafa déparé Sindian ñu koy xool ñu koy gis muy ñëw ba Kaolack ñu koy gis muy ñëw ba Mbour ñu koy gis muy ñëw ba Dakar tappale benn force de défense et de sécurité nee na ma loolu de sunu gàcce la mu ne ma ñun ñu mën a toog leen yore ci diggante Sindian boobu ba Dakar mu ne ma muy jàll ñëpp ñu koy seetaan ñoom nee nañ ci ressources numériques yi muy ñëw à travers certainement la Sonatel mu ne ma Mbodj wax jooju ma wax dëgg yàlla moom wax ju xeebu la nag wax dëgg yàlla mu ne ma man de en tant que agent de police mu ne ma je suis gêné quoi par cette déclaration du procureur ma ne ko mais procureur mi koy wax sax gëm ko c'est-à-dire dañ ko koo defloo pour waajal ay mbir nañ dem ca la ñuy waajal di jéem a lié
nit koo xam ne dafa ñëw di wut si ay di préparer opération tabaski mu naan non dañu woon ay opération tabaski lay préparer mais après ay daal la wax la ñëw di jël extra waxu caaxaan procureur bi ci boobu moo njëkk a ubbi baal bi comme na ko ministre de l'intérieur dafa woon force occulte la génne woon moom ak Aïssata Tall Sall ministre de la justice waxkatu tojaange moom it ñëw feelu leen da ngaa dégg gun boobaak léegi fu mu bougé ana force occulte ya fu mu mujje dara waxi kasaaw lii tamit la même chose waxi kasaaw léegi nag j'en profite pour dire que d'abord ñin ci indexé dama leen a xam. ñoom ñi ne ñoo nekk ci force yi. waaw ñin ñi nekk ci force yi damaa xam kenn ci ñoom muy Ousmane Seck di frère Ousseynou Seck Akhenaton seen baay Ibra Seck ma xam ko bu baax ñu dend kër ak Ngumba Ngeewul c'est des géewul waa Ousseynou Seck Akhenaton Ngumba Ngeewul la dëkk je l'ai vu grandir son grand frère Ousmane Seck mi ñu boole ci fukk ak benn yi ñu jàpp xamu fukki yi ñu jàpp on a grandi ensemble dañu daan géewal ñuy xeex parce que Ousmane dafa amoon fit mais li muy am fit bu génnee ci liggéeyam ak leneen amul mi mel ni comme nga ne Dambodj fit wi dafa rëy ba mu ëpp maanaam am fit taxul a nekk un terroriste ñun duñ ay terroriste ñun waa Ngumba Ngeewul duñu ay terroriste Ousmane Seck n'est pas un terroriste maintenant nag c'est quelqu'un boo xam il supporte Ousmane Sonko loolu mooy dëgg léegi nag supporter Ousmane Sonko ça ne veut pas dire que moom c'est un terroriste jour boobu demul sax ci manifestation 17 bi. mais lañ wax ci téléphone yi. ak dama ne la Ousmane. li ñu lire ci presse bi n'est pas un terroriste loolu ca laa jëm. donc damaa xam seen waajur damaa xam ki jur Ousmane Seck maire Kébé dama ko xam baayam Ibra Seck moo daaneel jumaay Ngumba Ngeewul tabax fa jumaa ju mag parce que baayam entrepreneur la woon génn na àdduna yàlla na ko yàlla xaare àjjana yaa may dégg moom baayam boobu taalibe Cheikh la. bi mu tojee mosquée Géewul bi ba defaraat ko ba mu baax ma Abdou moom moo ñëw inauguré ko muy inauguration bu rëy boo xam ni ndaxte famille ba bi nga xam si ñoom ñoo yore jumaa ji ay moxadam lañ ci El Hadj Malick moom Ousmane Seck sëram man sax moo ma ko yëgal bi ma demee Géewul moo ñëw seet si ma sama kër ci dëj bi ne ma yëngu ne jàpp nañ Ousmane sëram boobu moom mooy sëy ak imam raati bu Ngumba Ngeewul sëñ Mbay Ba moom lay sëyal imam ratim bu Ngumba Ngeewul doomu Omar Ba mi nga xam si moom mooy xalif bi ak Géewul kon ñu ma xam lañ du ay waxu caaxaan moom soxna Xadi Seck sëram moo ñëw sama kër ne ma jàpp nañ Ousmane loo ci xam ma ne ko loolu yëgaguma ko woon gis naa rek ñi ngi wax seen waxu tappale ay force spéciale mu ne ma loolee da lañ ko jiiñ boole ko ca dem jàpp ko Ousmane moomu ñu jàpp du terroriste Ousmane nit ku baax la bokk ci famille bu baax baayam doon nit ku mën a jaamu yàlla ñoom ñëpp da leen wutal ab naar bu leen di jàngal ca këram waa Ngumba Ngeewul nga muy dégg mënu maa wax luy deñ amul ci kenn ci ñoom ku wàccul alxuraan bala ngaa génn ci kër gi da koy fay takkal ko soxna muy jàngal ay doom ci biir kër gi wutal ko fa appartement entrepreneur bi yàlla mayoon ay koppar la ci kattanu yàlla waaw kooku nag soxlawul di def yëfu terrorisme moom mu daan tukki di dem ak ñëw Europe ba mu nekk fii Sénégal di liggéeyu boppam xaarul dara ci Ousmane Sonko xaarul dara ci keneen kon intéressé wu ko muy dem di wuti di yàq yëfi kenn wala defut leen parce que du nit koo xam ne soxla na alali kenn loolu mooy dëgg rakkam nag Ousseynou Seck nekk ca France Akhenaton nee na ñooy dañoo lëkkaloo ak Interpol nee na ñu ngi koy wër pour ñu dem wër ko du dëgg loolu du dëgg parce que loolu lépp ay journaux ñoo ko def journaux yi laay mujjee dinaa ñëw ci ñoom loolu du dëgg Interpol lan lay doyee Ousseynou Seck mi nga xam si Ousseynou Seck li muy def nëbbutul moom ay live am lay def Ousseynou Seck day def ay live am man mii di wax yow sa attaqué na ma Ousseynou ay position lay yoree te may magam te pourtant bi may attaqué te ma yow sama grand frère Dambodj yaa ma yar attaqué ma mais position la man aw ma problème ci loolu parce que nit ku dafa am droit di am ay position Ousseynou Seck ñëpp lay attaqué Ousmane Sonko muy keneen a ci yam Akhenaton Ousseynou Seck Akhenaton day attaqué ñëpp ci ay position comme man ni may attaqué nit ci samay position man dama koy nangul mais buñ ko bëgg a takkal naan terroriste ak naan moo financé booy yi. waaw loolu lañ wax ah. daman la du dëgg. du dëgg si lan nga sukkandiku ba ne du dëgg. mais du dëgg dama la jox benn exemple. rakkam wax nañ démb benn rakkam mu ne ma man mii bi ma gisee ci réseau yi moom Ousseynou mu affiché numéro Ousmane rakk ji ba mooy Ousmane mi nu jàpp. Ousseynou posté na numéro ni ku bëgg jàppale ñi nga xam dañuy organiser car yi war a ñëw ci manifestation le 17 bi le 8 bi pas le 17 parce que ñoom ñoo ko def exprès def amalgame
numéro boobu bi mu koy joxe manifestation autorisé bu 8 bi la woon. mooy manifestation 8 bi. ca la Ousseynou Seck posté numéro Ousmane mii nu jàpp tey frère am daan ne moom ñi bëgg a dimbali ñi nga xam dañuy ñëw pour ay car moom nan koy envoyé pour mu coordonné ko parce que Ousmane ku jubla du lekk xaalisu kenn. loolu moo tax mu joxe numéro bi pour que bu ñu dajalee ba mën a jël ay car yi ñëw ci manifestation pacifique. bañ na ko sax ba benn moment sax booy bi nee na ma dañu ko mais géewul de pourtant ñoom nee nañ bëgg nañ benn car mais géewul dafa cher quoi loolu aw ma ko parce que gis naa ni gars yi ñu ngi cotiser mais buñ dee géewul il faut ñu jox leen au moins benn 150 000 parce que pour ñu mën a am bus pour mu mën a ñëw kooku ça risque d'être cher ou au moins benn 100 000 francs loolu moom aw ma ko quoi donc ku yore xaalis bu bari di financer ab bisub 100 000 bu ñu la wax ne la dañ koo bëgg mu jógee géewul ñëw ci manifestation bi donc kon da nga koy man kon waxu tappale la Ousseynou li mu def mooy dajale ñi nga xam si pare nañ pour jàppale ñi bëgg a dem te amuñu paas parce que Yewwi Askan Wi joxewul dara léegi nag du moom kese man xam naa ñeneen ñu dul Ousseynou. ñu contribuer mais ñoom dañ doon contribuer man su ma amoon contribuer aw ma damaa yoru rek mais contribuer pour ay kaar ñëw. mais boo nee amul daam liñ leen di accuser kon si lan nga dama ne la ay tappalekat lañ wàllu ministre de l'intérieur waxu fi woon force occulte Imam Ndaw jàpp ñu ko fi daan ne moom terroriste la lu mujjee procès ba du dañoo mujj ne dara amu ci tappale dama ne réew mi nguuru Macky Sall ci tappale la ne fii lañ fi jàpp Imam Ndaw tëj ko lu ma 2 ans mu génn ñu ne lañ ko doon jiiñ dara amu ci jàpp fi Thione Seck jiiñ ko fi alal joo xam ni alal ju baaxul la nu mujje ñu ni deful dara réew mi depuis Macky Sall nekk fi ba léegi ci tappale lañ nekk dara jaaru ci yoon yàq na suñu justice yàq na sunu njàng yàq na sunu koom-koom yàq na sunu politique yàq na sunu lépp Macky Sall ci boppam sénégalais yi bu ñu tàqalikoowul ak moom danañ ko réccu ci ana yi ñuy jëm parce que réew mi ci ndóol ak ci jafe-jafe la jëm tant que Macky Sall mi ngi nekk à la tête heureusement que 2024 lay fégal mais liy dëgg mooy dossier bii dama ciy profité nag pour wax ci journaux corrompus yi xam nga journaux corrompus yi il faut qu'ils arrêtent d'abord la manifestation du 17 regarde ce qui s'est passé ñu rey ñetti nit ñaar ñu tiré ay balles réelles parce que kenn ki dong lañ fi tiré lacrymogène ñi ci des balles réelles lañ leen tiré rey leen ñu taxaw naan ba tey jii sax la koy won mooy autopsie bi nangu ñu ko jox famille bi dem noo ca même journaux yi lañ dem kàccloo ni leen nee leen arme blanche moo ko rey alors que du dëgg xamul tax ñu ragal a joxe corps bi actuellement famille bi ñu ngi non famille bi tey nee jox na famille bi ñoo bañ nañ leen jox ñu contre expertise voilà loolu dañoo bëgg ñu jox leen ko ci condition yoo xam daañu ko mën a contre expertise voilà parce que booy def contre expertise mais dafa am condition yi lay joxe corps effectivement am na corps bi condition yi leen koy jox dootu ñu ko mun contre expertiser loolu la ko famille bi bañ loolu la mais procureur nee ñu jël ko dem suuli ci famille dama ne la loolu lañ dul def procureur ci boppam li muy nëbb la famille bëgg mu leer dañoo bëgg ñu contre expertiser te loolu moom mu am Sénégal am nga droit bu ñu la defalee benn expertise nga dem contre expertiser pour xool ndax leen wax ni moo ko rey wala reyu ko parce que ñoom wóolootuñ état bi te ñëpp xam nañ ni arme blanche ci biir manifestation bu ko defoon am ñu ni gis naa ko. parce que arme blanche du caaxaan. bal rek mooy toll fële rey la te kenn du gis dañuy topp jare mu ni caw sa kaw rey la mais arme blanche ku ko yore ci biir manifestation moom ñoom ñëpp a ànd de manifester kon lu mu gàtt dana am ñu ko téye wala ñu ne gis nañ ko moom ay témoin mais amul kenn ko gis mu yëkkati arme blanche bi jam ko dama ne nañ bàyyi seen tappale yi dañoo tiré balle réelle et loolu j'en profite pour dire luy nday ñuy génne ay balle réelle di ko tiré Casamance am ñu naan Ousmane Sonko waru ko ñaaw armée bee fa nekk dama ne la du armée bee fa nekk l'armée le rôle de l'armée c'est pas d'encadrer des manifestations de civils. mais armée du def maintien de l'ordre. dama la maintien de l'ordre rôle armée. li ñuy def Ziguinchor Bignona diggante boobu la woon Bignona amul manifestation xale yi dañ doon dem Ziguinchor pour participer ci manifestation am nañ ci droit kon foofa maintien de l'ordre police ak gendarmerie ñoo koy def nañ waxante dëgg amuñu droit di tirer ay balles réelles ci ay population Casamance képp kuy waxu dëgg da ngay wax ne nañ arrêté di stigmatiser la Casamance. loolu tamit am na ci bi ñuy jàpp Ousmane Diatta naan Ousmane Kabiline Diatta c'est un rebelle ay rebelle ñëw nañ boo seetloo ki ci njëkk a wax sax ñoom gouvernement bi ñu ci njëkk a wax waxuñu woon benn dañ ne ay rebelle ñeneen ñi tasaaroo nañ léegi looloo am na policier bu ne ma fu ñu tasaaroo mu ne ma non ñii ñoo yabaate ñun suñu police bu xarañ bi. et puis war nañu wax fu ñu nekk. non fan lañ nekk parce que wóorul la. waaw mais fan lañ nekk loolu amul moo tax. ay tappalekat lañ. ñu ne danoo tasaaroo ci dans la nature xoolal ma waxu tappale yooyu de loolu un gouvernement responsable dina wax loolu naan dañoo tasaaroo fan lañ tasaaroo kan moo leen gis
il faut ñu respecter sénégalais yi dama ni li ñuy nas yëpp c'est pour essayer de tisser leur mensonge pour dem vers Ousmane Sonko loolu ñëpp xam nañ ko ñax. dañuy wëndeelu rek mais Sonko yi ñuy wëndeelu yëpp wëndeelu bi yëpp Ousmane Sonko leen intéressé mais nañuy def ba takkal Ousmane Sonko ci rebelle la Ousmane Sonko c'est un sénégalais à part entière nekk un sénégalais bon teint juddoo ci réew mi màgg ci réew mi jàng ci réew mi am les mêmes droits que tout le monde il faut qu'ils arrêtent de stigmatiser la Casamance man dama liggéeyee Casamance joolaa kenn gënu ko man daaw mu tëj sama néeg jàngalee naa fa 6 ans sama néeg mu sam caabi. Casamance jàngalee naa fa 6 ans sama néeg mu sam caabi dama daan dem Dakar toog fa 3 mois vacances ñëwaat te néeg bu ma ñëwee damay xëcc rek mu ubbeeku dara du romb buntu néeg bi te dama fa daan bàyyi sama matériel loolu ne dama ko fa daan bàyyi loolu ne dama ko daan bàyyi sama néeg te pourtant nit musu faa dugg parce que ñoom dañ leen a yar loolu ñëwuma koo def fii ci Dakar ñëwuma génn 5 minutes génn sama néeg te tëjuma ak caabi te dama daan toog 3 mois bàyyi sama chambre samay collègues la même chose ñu ngi may dégg ku ci nekk bàyyi sa néeg noonu kenn du tëj ak caabi kenn du dugg suñu kër parce que kenn du jël yëfi jàmbur dañoo am ay valeurs yu ñuy incarné nañ bàyyi di stigmatiser région jàmbur fii Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk toutes les régions se valent bëgg ni ku jógee Casamance rebelle nga loolu lañ bëgg a def ci bopp Sénégalais yi bëgg a présenter Ousmane Sonko comme un rebelle ça ne passera pas bu fekkee foofu lañ bëgg a jaar comme dossier Adji Sarr yàqu na gis nañ ni ñoom mënatuñ ko jàpp ci dossier Adji Sarr bi yàqu na léegi ñuy wut beneen pexe pour bëgg ko jàpp buñ ko jàppee daañ gisuñ mës a gis parce que xamul tax sénégalais yi duñu d'accord ñuy jaay doole doomu jàmbur parce que nag moo leen fi nar a jëlee te le vrai adversaire de Ousmane Sonko ce n'est pas Macky Sall c'est la France c'est la France qui est derrière la France je veux dire le gouvernement français parce que ñun on a rien contre le peuple français mais le gouvernement français moo nekk ci ginnaaw Macky Sall comme ni mu nekkee ci ginnaaw Alassane Dramane Ouattara comme ni mu nekkee ci ginnaaw tous les pays yi nga xam ñoo nekk dans la France-Afrique pour di xool ay intérêt ak di fi teg ay présidents yu ko fi nekkal président yooyu di sàcc mu koy jàppale moom France ak di ko defal ay contrat pour mu yóbbu réewum sunu pétrole ak sunu gaz ak sunu zircon ak yeneen xeetu meññeef yi ñu am ak mbell yi am sunu réew ba noppi nag bu ko defee ñu ko yow installer la dictature ba noppi permettre suñuy entreprise ñu contrôler l'économie dans ton pays bu ko defee mu nekk situation moom dañ lay jàppale nga jàppale ñu loolu nag moo tax actuellement la France a peur de Ousmane Sonko la France actuellement ils n'hésiteront pas à éliminer Ousmane Sonko comme ni ñu ko defoon mais dañu leen bëgg a leeral ni Ousmane Sonko ne sera pas Patrice Lumumba Ousmane Sonko ne sera pas Muammar Kadhafi Ousmane Sonko sera le leader charismatique de la sous-région qui va prendre le pouvoir au Sénégal inspirer la sous-région réew yëpp mu soppeeku ñu récupérer notre souveraineté au niveau de l'Afrique occidentale mais yaa ngi wax comme un messie quoi yaa ngi waxee noo xamante ni dama lay wax loolu moo nar a am parce que peuple africain yi ñoom ñoo wax ni doyal nañ ci buumu nooteel bi actuellement les peuples africains dañu bëgg ñu delloowaat leen seen bopp delloowaat leen seen réew France wàcc leen. daam espoir bi est-ce que kawewul fi ngeen yëgal baar bi ak Ousmane Sonko aujourd'hui moom xala xam ñoom fi ñu juume mooy les peuples sont déterminés actuellement am na peuple yoon day taxaw xeex tout de suite seen armée jël pouvoir bi comme les xew au Mali ñun Sénégal dañoo gëm ne loolu du ci am ñu ngi dànkaafu armée bi du ñu fi def mukk coup d'état baara yëgoo coup d'état baara yëgoo du fi amee de coup d'état baara yëgoo maanaam pour coup d'état baara yëgoo mooy armée bi jël pouvoir bi bu dewalee tuuti daal di permettre ñu delloowaat à un retour à l'ordre constitutionnel bu ko defee Macky Sall mën a nekk candidat 2024 moom loolu mooy coup d'état baara yëgoo coup d'état baara yëgoo du fi am parce que fi noonu nii pexe bu ñuy defee 3e candidature lañ xamul jéem nañ yëkkati dossier Adji Sarr bi jàllul ñu pare ñi ngi yëkkati dossier rébellion bi du jàll parce que wax tappale la Ousmane Sonko bu ko takkal ni rebelle la waxu caaxaan la il faut qu'on soit sérieux bu ñu paree ci loolu comme amuñu solution nit ñee ngi njort ni ñeme nañoo def coup d'état baara yëgoo avec l'appui de la France ça ne passera pas les Sénégalais ne l'accepteront pas le président Macky Sall doit arrêter il doit arrêter la France doit arrêter qu'il ne sème pas la zizanie dans notre pays qu'il ne sème pas le bordel dans notre pays nous voulons que sénégalais yi ñu bàyyi leen en 2024 ñu tànn président bi ñu bëgg a tànn moom président Macky Sall mënta bokk ci élection 2024 yi moo tax muy def tappaleem yi pour jaay doole pour forcer def élection yoo xam si Yewwi Askan Wi du ci dem correctement bu ko defee mu mën a installer une majorité à l'Assemblée nationale bu koy voter ay loi pour mu revenir sur la limitation des mandats booboot beneen prox ndool la moom daa lancé ndoo yu bari yu mu bëgg a def l'essentiel li ko intéressé mooy dem à un 3e mandat bu amoon une majorité à l'Assemblée nationale dina ko permettre mu voter une loi pour supprimer la limitation des mandats loolu
kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg loolu moo tax ñuy wax sénégalais yi nañu taxaw tem la liste titulaire de Yewwi Askan Wi dafa war a bokk. dinaa ñëw foofu mais opposition bi tamit semaine bii ñu génn am nañu def conférence de presse am lu leen metti lool mi waa Aar Sénégal ñu jàpp ne da ngeen leen di tooñ ñenn ñi buñ ne Aar c'est l'opposition de l'opposition ñoom ku jég la ñu ko jël parce que si Macky Sall lañ bokkee ñu dégg ñu mel ni Thierno Bocoum ak docteur Abdourahmane Diouf indi ci ay leeral wane na ñoom amul kenn koo xam ne mën na leen a def seen poche loolu tamit est-ce que nekkul leen tamit di juum ci xeex bi ngeen di xeex bu ngeen bëggee jàppe waa Aar ñoo xamante ne Macky lañ fi nekkal. olof yi dañ ne nii laa defoon day yokk càggan xam nga liy dëgg mooy soo xasee naan man ànduma ak Macky Sall rek yaa ngay créer ay suspicion taxaw di dañuy weddi tuuma. non du weddi tuuma. parce que bu leen ay leader tuuma Moustapha may ma rek ma weddi tuuma. Moustapha may ma rek ma ñëw man leader laa xam nga Dame Mbodj kenn du ni nguur gi la ànd xam nga Dame Mbodj même ci sun jàngalekat yi boo leen laajee dañ naan la Dame Mbodj daal moom collaboré wul ak ministre de l'éducation pourtant am na ñun koy waxal ni ñu ngi collaboré ak ministre bi ay syndicalistes ministre de l'éducation ñu ne ñu ngi collaboré ak ñoom ñu ngi leen koy jëwee ñoom jàngalekat yi xam nga lu ko waral mbir mi du ay wax ay jëf la man pourtant de ma fenn ni man ànduma ak ministre bi de mais damaa jëf nan jëf rek xam nga yëf yi jarul coow lu bëri affaire du man ànduma ak Macky Sall da ngay def lu tax nit ñi gis ni àndoog moom xaw ma ndax gis nga li ma la. seen taxawaay moo la desee. mais dul moo la dese sénégalais yi koy wax kay moo la ñoom ngay wax ñoom la desee leer c'est-à-dire sénégalais yi koy wax mais sénégalais yooyu koy wax dañuy bëgg nga am taxawaay rek ñoom ñëpp ñeen ko jiiñ li ma leen di digal mooy wax ji du taxaw di weddi tuuma da ngay am taxawaay boo tax ñëpp ni kii daal moom bëgg na fee jëlee. mu ne am nañ taxawaay bi de. déet kon lu tax ñu leen koy waxal lu tax kenn waxal Ousmane Sonko ne daa ànd ak Macky. ñu leen koy waxal kat waa Yewwi dong la. waa déglu ma de dama ne non déglu woo de dama ni non bul ne waa Yewwi de. ñu nekkee Yewwi ñoo déet sénégalais yi kenn moomu leen gis nga fii Moustapha kenn mënu fi manipuler kenn dama lay laaj rek lu tax waa Yewwi ñoom waxuñ ni dañuy ànd ak Macky Sall wala buñ ko ci waxal it ay benn lañ ko ci waxal xam nga Yewwi am na xam nga ci biir Yewwi am na ñoo xam ñi ngi wax naan Macky Sall lañu àndal. d'accord nga wala d'accord. am na ci biir Yewwi. am na ñu ñuy accuser loolu. kon xam nga ni boo nee Yewwi la du Yewwi ci biir Yewwi. am na ñoo xam ñu ngi leen di tuumaal ne dañoo ànd ak Macky Sall kon mbir mi taxawaay la du ay wax da ngay am taxawaay sénégalais yi kenn mënu leen nax gis nga Moustapha sénégalais yi ku yëkkati sa kàddu xam nañ foo jëm. ku seqi sa tànk xam nañ foo jëm. dañ lay bàyyi ci biir. sénégalais yi du ñu ay dof dama ni. c'est vrai képp ku ci am taxawaay bu nit ñi xeeb nga bokk Yewwi Askan Wi wala nga bokk feneen ak feneen fu mu mën a doon bu nit ñi amee sikki sàkk ka yow sa taxawaay leerul war ngaa xoolaat sa bopp. le report des élections. kon nag man li may tëjee ci loolu mooy nañ bàyyi di opposé wu ci biir opposition bi ensuite man ñooñu ngay wax dafa am ay position yoo xam dégg gu ma ñu wax ko parce que am na ku ma ci dégg koo xam day booyee boppam un souverainiste te du ma ko dégg mukk mu wax ci troisième mandat Macky Sall mënu ko am pare naa pour xeex ci bis bu ne day def troisième mandat danaa taxaw xeex ak moom waxuma rek nga koy dénoncer mais nga pare parce que comme ñun ñi gëm ni bu nee troisième mandat dañuy taxaw xeex ak moom kooku nañ ko laaj surtout waa aar yooyu nañ wax ndax bu Macky Sall nee day dem troisième mandat ndax pare nañ pour wàcc ci terrain bi xeex. deuxièmement ñoom ni France di noote suñu réew di tibb suñu alal nekk teg fi ay nit ñoo xam ne dañ ko fee nekkal ñoom position boobu lan lañ ci am est-ce que bu ñu jëloon tey jii réew mi wala ñu am doole ci réew mi ci politique daan fi jëlee homosexualité est-ce que pare nañ pour voter une loi comme ni ko Ousmane Sonko waxee mu leer est-ce que ñoom am nañ ci position bu leer ni ñoom homosexualité sénégalais yi bugguñu ko ñoom buñ yore woon doole ci réew mi dañ ko fiy jëlee est-ce que ñoom waa aar yooyu am nañ position yooyu est-ce que waa aar yooyu taxaw nañ ci terrain bi di xeex contre li nga xam moom la président Macky Sall la même chose pour ñooñu tuddee seen bopp yeneen troisième voie parce que duñu waa aar kese am na beneen coalition bu ma fii dégg boo xam ni wax dëgg yàlla moom it mooy Pape Djibril Fall bi ni ñuy taxawee ñoom it soo gisee sénégalais fan yi sonal nañ ko loolu di leen ŋàññi mais c'est parce que nëggal wax dama la kun fi soupçonné rek sénégalais yi duñ tëb rek la soupçonné. mais tamit am ku nekk am na droit tamit def benn opposition boo xam ne dafay modéré. waaw voilà xam nga Yewwi bu ñu ñëwee dañoo radical. man am naa droit ma dugg si opposition. dama ne la opposition modéré. Moustapha réew mi ku dul naafeq. da ngay xam ne pour nga soppi réew mi ne France noote suñ réew day jeex
ñooñu doo leen dégg ñu am discours boobu est-ce que dégg gun nga leen ñu wax la yooyu réew mi mënoo koo defar te bàyyi France continuer di imposer ses entreprises dans les secteurs stratégiques di contrôler sunu ndox di contrôler sunu téléphone di contrôler sunu courant di contrôler sunu entreprise yëpp doole ah di contrôler sunu secteur de l'énergie Total nekk fi ni rëcc di jaay doole ba tax sax tey muy taxaw di imposer Sénégal naan dafay def ay drapeau LGBT ci biir station yi bi may voyager dem géewul damaa gis ne am na dëkk yëpp presque léegi def na fa logo bu bees bi. logo bees bi góor jigéen def na ko ci dëkk yëpp mais daa tëb Tiwaawan ñoom dofuñu de. kër gu ne xam nañ xaj ba fay matte Tiwaawan danoo essayé ci ay école daaw ñu dem dàq leen fa ne leen fii loolu du fi amee ñoom réseau góor jigéen yi moo tax bi ñuy teg seen logo góor jigéen yooyu mooy seen affiche yi dañoo tëb Tiwaawan mais boo tëbee Tiwaawan rek da ngay dëkkee topp yëpp teg nañ ko mani gars yi sénégalais yi boycotté leen Total Énergie boycotté leen te dama koy répété waat les stations Total Énergie sénégalais yi boycotté leen ko jullit du nekk góor jigéen du kañ koy kañ góor jigéen te Total dafa nekk mbër ci biir ñi nga xam ne ñoo ŋànk góor jigéen ci àdduna bi kon sénégalais yi encore une fois lépp loo fi def ci àdduna bi da ngay rendre compte bés penc bés penc nga ñëw de bàyyi leen di sol essence ak gasoil ci station Total Énergie dam ñu dem ci point dem leen ci yeneen station yi bu ëllëgee du ngeen ci am ay daan yéen sénégalais yi man dama leen koo wax rek ngir yërmande ndaxte ñoo ŋànk nguur jigéen ci àdduna bi di ko fesal ñëw suñu réew di ñu défier ñoom Total Énergie di teg ay station di fa def ay logo góor jigéen di ñu wan ne man faalewuma leen kon yéen sénégalais yi gëm leen seen bopp encore une fois ngeen boycotter les stations Total Énergie ngeen dem sol seen essence ak gasoil feneen parce que prix bi benn la maintenant nag li ma la bëgg a wax mooy gis nga ñoo ñëpp di wax ay troisième voie dama leen bëgg a wax ne la gis nga le tournant là bi ñu nekk bu ñu ko ratee ñun ñëpp dañ ko regretter actuellement xeex la boo xam ni ñi fi nekkal France lañ fi war a jëlee ñi fi nekk am un système corrompu lañ fi war a jëlee ñi fi nekk noot sunu askan lañ fi war a jëlee ñi fi nekk bëgg a installer une dictature comme li Macky Sall bëgg a def ñooñu leen fi bëgg a jëlee France wàcc Sénégal ñu tegaat sunu réew ci yoon tegaat koom-koom bi ci yoon dindi fi guerre tegaat ko ci yoon contrat yi jaarul yoon ñu tegaat ko taab ñu waxtaane waat ko lépp li nga xam ne moom la sénégalais yi mérité ci seen alal ñu jox leen ko ba ndóol gi fi nekk jóge fi gis nga loolu ku ko bëgg a xeex da ngay am taxawaay mais taxaw fi naan damay teg une troisième voie ak i caaxaan ba tey jii camp Macky Sall ak France ñu gagné bis bu amee ñooñ daañu ci am responsabilité kon aujourd'hui fukki kuy ci biir mbalka mi mënta ne yàlla. mais ñëpp tamit mënuñoo ànd nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko daam tamit. taal bu yàlla taal il faut que tamit. dama ne démocratie la ñu nekk. am na ñoo xam dañuy am droit bëgg ànd ak Ousmane Sonko am ñeneen tamit gis-gisu Ousmane Sonko ak doxalin Ousmane Sonko. doyu leen ñu seen yoonu bopp. mais yéen seen logique mooy Ousmane Sonko fi nekk na ñëpp bootu ci ginnaawam. loolu tamit parfois est-ce que du benn dictature boo xamante ne dañ ko bëgg indi. du benn dictature gis nga aujourd'hui l'enjeu man mii su ma neexoon samp sa mën na ñëpp man Ousmane bii ne université maa ko daan jiite maa ko fa jiitu maa ko mag ba ma fay nekk man responsable syndical laa woon di jiite université bi di fa xeex pour liggéeykat yi di xeex ak étudiants yi laa waroon a xeexal mais dama ko daan lawal ba ci liggéeykat yi ba ñu tuddee ma fa doom man foofa nekkuma fa woon n'importe qui doom jën ma fa tuddee aujourd'hui am na 25 ans ci xeex donc lan ma ko tuddee taxaw di xeex ab travailleur bu ñu bëggoon jaay doole ma ne kenn du ko jaay doole te du woon étudiant bon ci quelques mois après jabaram am doom taawam la ma tuddee man Dame Guèye la tudd ca Ndar Ibrahima Guèye moo ma ko tuddee li may wax ñun ñaa ngi may seetaan te xeex donc du sama mbokk du sama dara waaye dañ ko doon jaay doole ma ñëw taxaw ci wetam comme ni ñu doon jaay Ousmane Sonko doole ma ñëw taxaw ci wetam man ku ne jaay doole Ousmane yàlla bu ñu la jaay doole mais bu ñu la doon jaay doole dama ñëw taxaw sa wet man ku ne jaay doole dama ñëw taxaw sa wet loolu rek laa def ci Ousmane léegi nag ñun Ousmane Sonko dañ ko war a sakkanal dañ ko war a protéger pour li daloon Mamadou Dia bañ ko dal pour que la France bañ ko faagaagal ànd ak ay top yu nekk ici en Afrique ici c'est le gouvernement du président Macky Sall pour ñu éliminer Ousmane Sonko kooku sénégalais yi ñun bu ñu seetaanee ba gouvernement français jaar ci Macky Sall ak ñi mu àndal ñu éliminer Ousmane Sonko comme ni ñu defoon Mamadou Dia nga xam ne Dia bu fekkoonte ne éliminer wuñ ko woon Sénégal ci beneen tournant la doon dugg un tournant patriotique une gouvernance éthique moo naroon am avec Mamadou Dia ñu seetaan ba France faagaagal Mamadou Dia à travers Senghor dem tëj ko jaay ko doole éliminer ko du pouvoir loolu bu ñu ko seetaanee ci Ousmane Sonko ñun xoolal gis ñu fiy call di politique yëpp dama leen xam ne enjeu bi pour notre génération
mooy ñu bañ a raté sa tournant. ok gis nga sa tournant là bu ñu ko ratee. ku nekk naa mën a. danañ toog fii ñun ñëpp mere ku ñu deful dara aujourd'hui dañu war a sakkanal Ousmane Sonko constituer un bouclier autour de lui sénégalais yëpp aar ko pour dénk ko réew mi 2024 ñu soppi réew mi bu ko defee sénégalais yi gis beneen réew bu dul réew bi ñu dund parce que ñun ñëpp dañuy am gàcce ci ni réew mi di doxee kooku moom mooy enjeu bi. mais tamit ku nekk am na droit bëgg loolu tamit da nga ko war a nangul ñenn ñi. keneen ni Ousmane bëggee. dama ni Ali bëgg. Modou bëgg Fatou bëgg keneen bëgg loolu tamit da ngeen ko war a nangu mais pas ngeen ne 2024 Ousmane Sonko kese fi war a toog kenn waru fee toog. dama ne loolu benn pensée unique la boo xamante ne parfois dañu gis ñu bëri ñoo xamante ne ñu koy jàppale gis-gis boobu la ñu am. concert casserole bi ma wax sànq te soriwuma ci. ñooñu nañ ko woote ba xam gars yi daan génn tëgg. gis nga Moustapha coow li bu mu bëri fii ku nekk xam nañu yaay kan. ok Dame li may ma rek li may wax ne c'est sérieux vas-y Macky Sall bu woote woon concert casserole kenn du génn kenn du tëgg ñooñu ngay wax ku ci woote concert casserole kenn du génn kenn du tëgg ku nekk xam nga ku la man nañ waxante dëgg léegi nag bu ñu demee ba xam loolu lii ci des mooy ñu yéenante mooy ñun sénégalais yi coono bi ñu nekk lañ bëgg mu jeex kon lu fi mën a jëlee le système bi yàq Sénégal ce système corrompu cette oligarchie qui est là à la tête du pays depuis 1960 di paasante réew mi kon ma leen di tudde la compétition au sein d'un même camp ñu am keneen koo xam day ñëw du bokk ci camp bi mais andi un nouveau type de discours un nouveau type de leadership andi une nouvelle gouvernance tegaat mbir mi ci yoon Sénégal dem ci yeneen loxo. pour que réew mi génn ci ndóol. kooku mooy enjeu bi mais yooyu ñuy wax ñoom du enjeu bi. ok dégg nañ loolu daam mooy ñu xam ne ñun ñëpp dañoo bëgg a dem vers l'avant mais ñu bàyyi di attaquante au sein de l'opposition alors que aujourd'hui xam nañ ni enjeu bi mooy jële fi Macky Sall ak France mi ko ngem. daam question législative bi d'accord nga ci ñu dàq ko. loolu laa gëm xam nga lu tax. yow waa aar nañ la mere parce que ñoom nee nañ il est hors de question ñu dàq ke non ñoom li ñu yaakaar ñoom matal nañ lépp. dama ne la matal nañ lépp waaye li ma bëgg ñu xam ko. ñoom seeni liste sax yaakaaruma nit ñi xool nañ ko parce que nekkuñu enjeu boo xoolee coow li yëpp diggante Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi la. parce que nag ñoo matlewul. non déedéet du loolu. parce que nag ñoo amee erreur. waaw est-ce que xool nañ yële. parce que ñoom ñooy enjeu bi compétition bi c'est entre les deux. mooy les deux camps mu ñoo nekk en compétition c'est-à-dire le camp dañuy yàq réew mi ànd ak France mooy waa Benno Bokk Yaakaar ak la ak Yewwi Askan Wi ñaar yooyu la ñoom xam nañ seen i adversaire doo leen dégg xoolal nga waa Benno doo leen dégg sax ñu attaqué yeneen coalition yi xamul tax parce que xam nañ yeneen coalition yi duñ seen i léegi vous êtes pour ñu adversaire kon nag aujourd'hui Yewwi Askan Wi aussi moom nekku fi di xëccoog keneen moom ki mu fi bëgg a jële mooy Macky Sall ak nguuram mooy le régime en place loolu moo tax élection bi bipolarisation la maa la ko wax fii jàppal ak fa ba fi muy mujj li mu député bi ñu ngi koy xaar ci ñaari coalition bi maanaam Yewwi Askan Wi ñaata député lay am ak Benno Bokk Yaakaar ñaata député lay am mais yeneen yi ngay dégg mën nañoo mos de am benn wala ñaar waaye wax dëgg yàlla. te dañuy mos daal. dañuy mos rek wax dëgg yàlla loolooy dëgg Moustapha yow sax xam nga dañuy mos mënuñoo de am lu dul mos. mën surprise mën na am de. non surprise mënul am dama la fii surprise amu ci sénégalais yi surprise bi mën a am mooy Macky Sall peut-être am majorité loolu serait une surprise mais aujourd'hui les sénégalais veulent que réew mi soppeeku te Yewwi Askan Wi lañ gis moo taxaw. lan moo tax nga bëgg ñu dàq élection yi. li tax ma bëgg ñu dàq élection yi mooy ñun dañ leen éliminer injustement. te processus bi ni mu demee nii ak li des ci fii ak 31 juillet xajatu fi pour ñu mën leen a dugalaat defaat les procédures te dañ leen a jaay doole loolu laa gëm kon nag dañoo war a defaraat beneen waajal boo xam dañuy bàyyi Serigne Mboup ak coalition mu ñëwaat ñu bàyyi. Bougane Gueye Dany mu ñëwaat ñu bàyyi. ñoom Fadel Baro ñu ñëwaat. bàyyi ñeneen ñun xamul ñu ñëwaat bàyyi ñi bëggoon a dem sax te mujj ñu demaat. loolu mooy dëgg. est-ce que du ni pëccaxoo. non du andi benn pëccaxoo dem nañ fi élection 47 listes yoo xam ne 5 nga doon jël boo duggee ci bureau de vote bi voté nañ ba ca ngoon nga benn coow amul loolu ñi koy wax dañuy tappale te listes yi bu ñu bàyyoon mu dem matul sax genn wàll gi. def nañ fi 47 élection 47 listes yoo xam ne dañoo d'accord ni ku dugg jëlal rek juróomi liste boole ci bi nga bëgg a boole ki ngay votel ci juróomi bu ko defee kenn du xam koo votel du am benn problème def nañ ko élection benn coow amul ñooñu tappalekat lañ ñi koy wax kon Macky Sall li mu bëgg mooy comme xam na ne bi yoon élection yi dafa am yenn enjeu te bipolarisation su amee su liste yi éclaté woo baaxul ci moom. loolu moo tax mu bëgg éliminer liste yu bari donc man li ma gëm
mooy comme tappale bi ñu bëgg a def nii naan Yewwi Askan Wi day dem ci élection yoo xam ni ay suppléant am ñoom ñooy dem mais titulaire am duñ dem waa Benno dañuy dem ci élection yoo xam ni seen suppléant du dem mais seen titulaire ay dem loolu mosut am ci benn élection ci àdduna bi. il faut qu'on arrête Sénégal mu def lu mës a am élection yi benn liste la le principe de l'unicité de la liste maintenant nag liste bi am benn maanaam dañ koy teg pour bu élection ba jàllee ku jàll ca ñee ñu mën laa wutu mais kon pour mën laa wut da ngay jàll kenn jàllagul kon moo ñoom mun ñoo wutu dañ waxante dëgg il faut qu'il s'arrête kon sur la liste de suppléants pour mu dugg il faut am titulaire bu gagné ba pare ka nekk titulaire nga wuutu ko. ka nga war a wutu bu fa nekkul. bu fa nekkul mënoo wutu. nga wutu koy wutu déedéet non déedéet déglu woo de. dama la fokk nga am koo xam moom ngay wuutu. demaguñu élection wuutu bi il faut ñu dem élection ba fal ngay doog a mën a wuutu yow mais yow falaguñ ka nga war a wuutu ba nga wuutu ko non il faut que les gens soient sérieux dama ni loolu xel mënu koo nangu dama ni ñi nga xam ne jàng nañ droit yëpp boo leen dégloo dañ naan la loolu mësta am ci benn réew conseil constitutionnel li mu def maintenant nag Afrique réew yu tàkk yëpp conseil constitutionnel bokk na ci ñi ko taal. sunu conseil constitutionnel yi nga xam ne 7 juges lañ man du ma leen tuddee 7 sages parce que sage mooy koo xam ne day jël ay décisions yu baax ci réewam di indi jàmm. mais koo xam ne daa nar a taal réewam mënu ma ko tuddee sage donc les 7 juges de Macky Sall du conseil constitutionnel ñoo nar a taal réew mi ànd ko ak ministre de l'intérieur sa poti bu ñorul ak la direction générale des élections bi xam si moom moo ko fi teg ak seen Sénat bii nga xam ni. wax dëgg yàlla moom kenn sentirul sax ne mi ngi exister ci processus bi depuis coow li commencé lii moo nar a taal Sénégal ki leen ciy jàppale nag mooy le procureur de Macky Sall léegi nag bu fekkente ne dañoo bëgg a taal réew mi nañ ci dem man li ma gëm. mooy ku artuwul di nga àtte. Macky Sall su bëggee taxaw jaay doole nit ñi dañuy taxaw fipp moomul nit ñi réew mi doon ko ci maamam doon ko ci ay waajuram ba war fee taxaw àgguñu fu ñu yàlla àggul. moom Macky Sall bëgg ñoo jaay doole duñ ko fi nangoo tey duñ ko fi nangoo ëllëg kon liy dëgg mooy bu ñu bañee dëkk bi tàkk bu ñu fi forcé di demi élection parce que Macky Sall bu yaakaaree ni li la koy woon concert de casserole bi na ko jéem a yàq man xam nga dama doon bëgg rek comme moom day jaay doole mu jéem ko yàq gis nga daañ ko defaat incha allah daañ ko dàbbalewaat gis nga moom Macky Sall ñun comme que yëg nañ ni lu ko méttee la te ñun lu ko métti rek ci la ñuy dox daan ko dàbbalewaat di xool ba xam moom dina ko tere gis nga bu ko teree dañuy taxaw ci quartier yi xeex ak moom ñu xool ndax am na police ak gendarmerie bu dugg ci quartier yi di xeex ak nit ñi bu ko defee daan gis musiba. dama ni Macky Sall moomul réew mi. nañ dàq élection yi ñaari weer buñ ko dàqee ñaari weer ñu defaraat processus électoral bi ñu bàyyi sélectionné candidat ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat ñu bàyyi sénégalais ñu tànn ñu leen di toogal ca pencum ndaw xam naa ne dàq bi du yomb parce que bëri na ñoo xam ne ñii sont en règle ñu yaakaar ne dàq bi tamit dama ne ñooñu dañuy tuddee yaakaar rek yaakaar ne bu élection yi demee ci condition yi mu demee nii daañ mën a am chance su yokk seen i député mais ñoom dama leen a bëgg a leeral ni ñu dàq ñu bañ a dàq ñoom dañuy ñam rek dañuy mos comme ni nga ko waxee sànq mais maanaam ñu dàq on sait jamais dama ne mun nañ am dara aussi maa la ko wax fii kay man bañu ma ko ma vaar moytu ñu am une vingtaine de députés de après. dama ne la. seen liste boobu seen liste nationale ñoom. parce que benn département mun na koo gagné li ma la wax ne jàppal maa ko wax man Dame Mbodj amul benn département bu nu mën a gagné. ni au niveau de la diaspora ni au niveau du Sénégal amu ci ñooñu ngay wax yëpp benn département bu nu mën a gagné fii ñaari liste rek a fi mën a gagné ay département mooy coalition Yewwi Wallu bi ñoom mën nañoo gagné ay département ndaxte ñoom même bu ñu àndul woon. ku ci ne am na département yoo xam ne nii mën nga ko gagné. comme bu ñu àndee nag day gën a neex la coalition Yewwi Wallu mën nañoo gagné ay département la coalition Benno mën nañoo gagné ay département jeex na kenn dootu gagné beneen département li ma la wax ni man Dame Mbodj pare naa pour ñu vaar ma bu Serigne Mboup duggoon nag mën na gagné département mais Serigne Mboup duggul maintenant ñeneen ñi ngay wax noonu mun ñoo gagné benn département ci liste nationale rek lañ mën a am liste nationale ba dañ fay mos maa ko wax man Dame Mbodj pare naa ñu vaar ma bu élection yi jàllee daañu defaat émission yi. incha allah jërëjëf Dia ma lay remercier lan ngay tëjee lan ngay yëkkatee waxtaan bi. waaw li may tëjee waxtaan wi daal mooy. le journal L'Observateur na arrêté. li muy def kenn du ko fi nangoo. ñi muy tuddee force spéciale chaque jour mu titre ko na arrêté. le président Macky Sall jaru ko mu yàq deram ba sénégalais yëpp fi mu toll ñëpp ko seetlu. depuis une semaine ñi ngi titre force spéciale yoo xam dañ leen a jàpp ci événement. 17 juin yi te moom l'observateur moom li muy wax dara leer ko ci le pouvoir moo koy utiliser na arrêté
di jéem a. est-ce que amuñu ay sources autorisées aussi di jéem a tuumaal est-ce que amuñu ay sources autorisées na arrêté di taqal doomu jàmbur yi man ki ma ci xam muy Ousmane Seck dëkk Ngumba Ngeewul ñu jàngandoo fowandoo footballandoo ca terrain école nga xam ne ñu mën ak ñoom wetu école lañ dëkk école 1 bu Géewul seen kër ak sunu kër ku fa taxaw bu ñu leen daan dóor fajar gi ñoom nee naa la seen papa leen jël ku leen di jàngal alxuraan bu leen seen ustaas daan dóor fajar gi ñun ñëpp dañuy dégg yuuxu yi kon noonu lañ dende kër ma xam ko baax xam waajuram muy ko baax xam yaayam muy ko baax xam ko moom muy ko baax nañ arrêté di diaboliser doomu jàmbur yi metti na waa Ngumba gépp nag ba ma fa demee ku ma ci waxal parce que bi sëram ñëwee bi ma xëyee dem ci dëj bi ku ma waxal nga ne ma waa mais Ousmane lu mu def bañ ko mën jiñ terroriste Ousmane Seck du terroriste nan lañ mën a inventé ne Ousmane Seck terroriste la donc na arrêté et j'ai demandé aux populations de Géoul nañ génn manifester pour jàppale Ousmane parce que ñun dañu nangu ñuy jéem a tuumaal sunu doom joo xam dañ ko xam Ousmane du terroriste doon ko ci ndey doon ko ci bàyyi kon le journal L'Observateur na arrêté gis nga le journalisme de propagande ça ne passera plus dans ce pays ces journaux-là les 26 journaux-là quotidiens là au moins une bonne vingtaine ci ñoom chaque jour ñu ngi titré loo arrangé nguur gi d'ailleurs le lendemain de la manifestation du 17 juin mais dama leen gis ñuy jubilé naan way Macky gagné na ngay gis kuy titré naan non Macky Sall neutralise l'opposition alors que dañoo rey ñetti sénégalais. dafa confiner l'opposition. Neutralise l'opposition Macky Sall remporte la bataille mais man dama rus man seet man yow ñu rey ay doomu Sénégal yow nga mais cette presse là nañu xoolaat seen bopp. non une partie de la presse. mais cette presse corrompue doit arrêter man ñoom wax naa la nee naa la c'était li ñoo gis ñu def ko mooy les quotidiens ñoom ñoo ko def ñëpp mu metti sénégalais yu bëri jour boobu ñu bëri sëngéem nañ. parce que bu ñu demee ba sunu presse bi nga xam ñoo war a taxaw di joxe la bonne information ñooy taxaw nekk dans la manipulation et la propagande c'est extrêmement grave comme neex na nga far parce que nee nañ réew yu nekk presse bu nekk am na fu mu féete. mais même féete bu mu tax ngay joxe ay kàcc di jéem a taqal doomu jàmbur joo xam ni mais deful dara nga bëgg koo forcer nit ñi pour ñu tëj ko ci kaso bi daan moom terroriste la donc je demande au journal L'Observateur et les Échos d'arrêter ñoom ñoo ci gën a fës nañ arrêté en tout cas ñin lim. kenn ki man xam naa ko muy Ousmane Seck Ngumba Ngeewul la dëkk xam naa baayam xam yaayam xam ay frère am li ñu wax ne moom ak Akhenaton ñoo bokk ndey ak baay du dëgg bokk ñu ndey ak baay lañ bokk. ay doom baay lañ ñoom ñaar ca Ngumba Ngeewul Ibra Seck mooy seen baay. merci xam naa leen baax donc nañ bàyyi seen caaxaan yi. nekk ci ay tappale ñu fexe ba ñu tegaat mbir mi ci yoon. réew mi teguwaat ci yoon pour jàmm mën a am Sénégal parce que ñoom journalistes yooyu di def loolu Macky Sall li muy nas bés bu sottee ba mu installé dictature ci Sénégal ñoom duñ ci mucc kon nañ taxaw ci xeex bi pour ñu jëlee fi Macky Sall pour ñu indi fi une gouvernance patriotique indi fi une gouvernance éthique indi fi une gouvernance démocratique réew mi teguwaat ci yoon bu ko defee ñu jàll ci leneen. merci Dame Mbodj ma lay remercier bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ne nangul nga ñu ko ak waxtaan bi ñu sekkoon waxtaanee ko lépp lu soxal actualité réew mi di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun si suñu émission bi ñuy amal di jaajëfal Libaas Mbay mi nekkoon ci caméra yi ba beneen incha allah ak beneen invité jaa ngeen jëf.